Salaamaaleykum sama gars yi salaamaaleykum mbokki internet yi bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme ni ñu ko faral defee saa su ne sur ma chaîne YouTube David Tech Info. tey nag ñuy waxtaanee Facebook ndax xam ngeen ni Facebook réseau social bu yaatu la réseau social la boo xamante ni tamit bari nañ ñu koy utiliser presque mën nga ni koo gis fii am na compte Facebook. waaw donc ñuy waxtaanee Facebook wax Facebook nag wax Messenger wax Instagram wax WhatsApp parce que loolu lépp Facebook moo ko moom. waaw loolu lépp benn société bi la muy Facebook mais na ngeen xam ni Facebook daf ñuy surveiller lépp loo xamante ni yaa ngi koy def sa téléphone muy musique bi ngay déglu site yi ngay connecté application yi ngay utiliser activités yi ngay def sur internet vidéo yi ngay seetaan lépp lu mën doon sa téléphone na ngeen xam ni Facebook moo ngi ñuy surveiller sax xam na ko parce que si application Facebook bu bees bi dañ seen dernière mise à jour yi dañ si boole benn option d'espionnage boo xamante ni bépp activité booy def en dehors de Facebook muy yeneen application yi ne sa téléphone muy jeu yi ngay utiliser muy navigateur bi nga yor site yi ngay connecté lépp Facebook da koy xam day jot information yooyu. donc vidéo tay bi loolu la woon pour moo woon leen exactement nan la ñuy Facebook di surveiller ba pare woon leen nan lañ koy dindee. donc pour ñi nga xamante ni abonné guñ sama chaîne ma leen di wax ñu abonné sur ma chaîne David Tech Info. waaw booy seetaan vidéo bi nga abonné fii suuf abonnement bi c'est gratuit ndax am na ñu may laaj ndax abonnement bi da ngay fay wala déedéet abonnement bi c'est gratuit. waaw abonnement bi moom mooy soutenir chaîne bi sa mooy tax ma sa war a def ay vidéo donc abonnement bi c'est simple booy li seetaan sama vidéo fii ñu def abonné suuf bu fekkee abonné goo nga abonné boo abonné ba pare fii la ñi am na ñu naan lan mooy like vidéo bi lan lañ koy like fii la waaw mooy nga aimé vidéo bi. voilà nga bës si pour aimer vidéo bi donc boo abonné ba pare cloche de notification bi tamit boo si bësee nga def tout lii mooy tax vidéo bu ma dugal di nga jot message bu lay avertir ni la David Tech de dugal na vidéo bees bu ko defee bala koo kenn seetaan yow di nga bokk si ñi koy njëkk a seetaan. donc sama gars yi application yi nga xamante ni moom ngeen installé seen téléphone d'habitude moom ngeen di utiliser application yu si bari dañuy transférer information yi à Facebook. waaw par exemple pour ngeen xam loolu nan lay demee dañuy dem Facebook dañuy dem ubbi suñu Facebook ok boo tijjee Facebook ngeen dem ci menu bi fi ñu def trois barres yi en haut à droite am na yoo xamante ni fii lay nekk suuf en bas à droite donc ñu bës ci trois barres yi fii ci menu bi ok après ñu wàcc ba paramètre fi ngeen gis paramètre ñu cliquer sur paramètre ensuite ñu wàcc ba fi ñu def activité en dehors de Facebook fi ñu bind activité en dehors de Facebook ñu sélectionné foofu ñu cliquer foofu activité en dehors de Facebook. voilà votre activité en dehors de Facebook gis ngeen application yi mu signalé fii application yi bokk na ci application yi transférer samay information à Facebook. par exemple boo bëggee plus de détails da ngay bës ci application bi ok daf lay demander sa mot de passe waaw daf lay demander sa mot de passe compte Facebook donc nga saisir sa mot de passe compte. mot de passe Facebook ba pare nga cliquer sur continuer voilà après boo cliquer sur continuer gis ngeen application yi ngeen di gis fii application yi yëpp dañu signer ay accord ak Facebook c'est-à-dire que activités yi ngay doxal ci application yi ñoom après information yooyu dañ koy jël transférer ko Facebook pour lan pour que Facebook di la mën a envoyer ay publicité. par exemple may utiliser benn application boo xamante ni sama activité sur internet dama dem di rechercher benn produit lu mel ni monture wala dàllu ngaay wala par exemple lu mën di doon boo seetloo après boo dellu sur Facebook da ngay gis ni Facebook daf lay proposer ay publicités yoo xamante ni dafay concerner recherche bi nga mujjee def léegi comme si que da nga naan ñii xanaa dañoo xam li ma bëgg ba mu proposer ma ko alors que du loolu de en réalité ñoom dañu xam exactement li ngay def. activité ak trace yi ngay def yëpp sur internet xam na gis ngeen application yi yëpp yu nekk ci téléphone bi ba ci jeu bi ngay utiliser waaw jeu yi ngay utiliser tout ça application yi yëpp ba ci Wave bi bu ngeen gisee mu doy waar c'est parce que képp koo xamante ni yaa ngi nekk sur Facebook yaakaar ni li ngay def kenn mënu koo xam yaa ngi nax sa bopp. teg ci bu fekkee da nga créer benn compte Facebook nga def ci benn photo bu baaxul benn photo jàmbur wala benn photo jour. nga tuddee ko benn tur bu la neex def choisir date de naissance choisir lépp dëkkale sa bopp fu la neex nga yaakaar ni yow instant bi mën nga def publication bu la neex mën nga commenter lu la neex kenn du la xam ndax compte bi nga créé baaxul la nga fa def tur beeg sant beeg dëkk bi yëpp dara baax nga yaakaar ni mun ñu la xam yaa ngi nax sa bopp lu tax
parce que si ab yaa ngi utiliser sa téléphone beneen application boo xamante ni joxe nga fa sa tur dëggantaan ak sa sant ak sa numéro téléphone sa localisation lépp application boobu information yooyu yaa ngi ko fa joxe yu normal yi application boobu moo lay jaay mooy jël information yooyu mu joxaat ko Facebook bu ko defee Facebook la ni kii daal kon daf ñuy jiima tromper du ñuy jiima nax créer compte Facebook bu bon def ci photo bu ko neex yaakaar ni mën nañoo nax alors que xam nañ exactement na nga tudd fa nga dëkk ak li ngay def xam nañ lépp. bu ko defee booy def yenn publication yi di attaquer gouvernement bi wala ngay attaquer yenn ngay défendre yenn thème kii yu mel ni affaire terrorisme da ngay xëy rek li gendarmerie wala waa DIC attaquer sa bunt jàppale yóbbu nga naan ñi nan la def ba xam ma fekkante yow li la rey xamoo ko sax donc mu nekk lu grave sa lu nekk lu dangereux yaakaar naa ni kenn ku ne war na si bàyyi xel. léegi lii bu jàllee léegi ce qu'on va faire mooy dañuy def fii effacer l'historique pour supprimer ko donc on clique sur effacer l'historique, ensuite on confirme, effacer l'historique. Voilà, supprimer na historique yépp. Bu li jàllee jeexagul da ngeen di ñëw fii ci 3 points yi ngeen bës foofu am na fu ñu bind gérer l'activité future ngeen cliquer sur gérer l'activité future ensuite ngeen bësaat ci gérer l'activité future après ngeen désactiver option bi waaw ngeen désactiver ko bu ngeen ko désactiver wul application yi dañuy tourner di jël information yi di ko envoyer at Facebook di leen Facebook di continuer di leen espionner donc fii da ngeen koy désactiver yéen ñëpp ngeen désactiver ko c'est bon voilà donc nga descendre ba suuf nga bës désactiver voilà donc votre activité future en dehors de Facebook est désactivée lii mooy tax ñoom Facebook dootu la mën a espionner ti application yi ne si téléphone bi tamit dootuñu mën a envoyer information yi à Facebook. donc gars yi vidéo tay bi loolu woon maa ngi leen jaajëfal di leen wax ngeen partager ko pour ñi nga xamante ne xamuñu ko ngeen partager ko jàllale information bu ko defee kenn ku ne mën si jëriñu jaa ngeen jëf.